jëwriñ bi di Zahra Iyane Thiam diit candidat ci commune Sicap Liberté moom nag daal dina amal ab doxub nemmeeku comme nu mu koy defee jamono ji def porte à porte dugg ci kër yi waxtaan ak njaboot ya fa nekk tey nag ci dibeer gi ñi nga xamante ni ñoo di jeunes yi daal dinañu amal ab forum fële ci Liberté 1 Liberté 2 ñu daal di nag séq ak moom ay waxtaan ci li nga xamante ni moo di programme am ba mu fa jugee nag moom jëwriñ ji daal dina doxantu ba fi nga xamante ni fii la soxnaay ñi nga xamante ni ñoo di militaire yi daal di dajaloo ngir nag mu waxtaan ak ñoom ci mbébét yi ñu am lii nag la ci jëlee. nuyu ñëpp ñi fi teew tey ñun épouse militaire u camp Leclerc camp général Idrissa Fall ñoo am mbégte tey di accueillir fii madame le ministre di mbégte bu mag a mag ndax nit ki la yëg mooy déplacé wu ñëw ba fa nga nekk ñëw fekk si la. te ñu lëkkaloog moom te yaakaar ni lëkkaloo bi dina dem ba après sax élection yi am nañ ci yaakaar ndax ministre boo xamante ni la du xëy na local yi moo tax ñu dégg ko mais yàgg nañ ko dégg maaw jigéen ñi. ginnaaw gi lii jëwriñ bii di Zahra Iyane Thiam daal dina yëkkati kàddu addu itamit ci seen soxla. tant maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm présidente dëgg la yaa nekk ci bopp bi waaye jigéen ñi la topp bëri nañ jigéen ñi liggéey bëri nañ te jigéen ñi dama leen xam ndax tey da ngeen ma bëgg sargal moo tax ngeen ne da ngay ñëw ñu recevoir la comme ni ñu ñëpp di recevoir ngir ñu sargal la wan nañu yow la ñu àndal waaye def nañ ay séance de travail ay yoon te loolu ñu doon def ak liggéey bi nga xam ne ay at a ngi nii ñu ngi koy liggéey mësuñu ko fësal ndax dañu jàpp ne à part entière ngeen ci population mais tey bu ñu gisee lii fës c'est parce que dañu wax gox-goxaat mooy wane ne nit ñi dañu jege képp koo xam ne da nga dëkk ci koñ bi rek moo xam femme civile nga wala femme militaire nga yittewu gox bi da lay yitteel da lay soxal rawatina nag bu fekkee ne également da nga am sa ay préoccupation te préoccupation yi ngeen wax mooy préoccupation yi nga xam ne jigéenu Sénégal yëpp moom la ñu am naka la ñuy amee lu ñu xëy wala lu ñu mën a yëngu te bu fekkee ne dañ ko am ba pare naka la ñuy fexe ba mu gën a dëgër loolu bu ngeen ñu recevoir ñun waa Benno Bokk Yaakaar Sicap Liberté dañ ciy sawar a wuyu ndax loolu moo ñu tax a jóg te dañu fas yéene jigéen ñi am pàcc bu am solo ci liggéeyu mairie bi nga xam ne dañ ko tàmbali fas yéene ko liggéey ndax dëgg la war nañu xool suñu doom yi war nañu xool santé bi war nañu xool éducation bi mais surtout dañu war a xool li nga xam ne moo yor njaboot gi ci biir kër gi naka lañ leen di dëgërale te njaboot gi ci biir kër yi nag kenn jiituwu ci jigéen ñi moo tax maa ngi leen di sant di leen gërëm dégg naa li ngeen wax ci formation yi dégg naa li ngeen wax ci renforcement de capacité yi loolu on le fera à l'échelle de la commune parce que dañu bëgg l'entrepreneuriat local nekk une réalité tey ci suba maa ngi woon Liberté 1 waxtaan ak jeunes yoo xam ne dañu nekk ay volontaires jël suñu programme faram fàcce ko ba pare wax ñu lu tax ñu ànd ak ñun ndax nee nañ programme bi dëppoo na ak seeni yitte yaakaar boobu nit ñi am nag dañ ko fas yéene dëgëral dañ ko fas yéene yaatal ndax pour man jàpp naa ne un moment historique mi ngi am ci élection locale yoo xam ne ñëpp a ci dugal seen loxo kon yéen lii ngeen wax ni présidente fokk ñu gën ko yaatal en tout cas lépp luy accompagnement incha allah danañ ko def nañ ko doon defee mais li ma leen di ñaan surtout mooy nañu génn voté nga bëri na citoyen yoo xam ne daawuñu sawar di voté ndax dañ naan politiciens yi ñoom ñëpp a yem dañuy ñëw rek wax jàll mais yoon bi du niroog yeneen yoon yi kon maa ngi ñaan askan bi yëpp keroog jouru élection yi na ñëpp jug fajar teel dem voté ji te laata ñuy voté nañu jël li ñuy permettre ñuy voté mooy carte yi
ñi ngi ci période retrait des cartes ku amul carte na nga dem jëli sa carte su ko defee bu élection bi jotee ñu dem voter mais en tout cas xam leen ne nous sommes très sensibles à ce que vous avez fait ndax c'est pas courant ni commun de voir des femmes militaires yu taxaw wax ngeen nga ko seen bopp kon bu ngeen defee engagement bi non seulement ne da ngeen di wane ne ci population bi ngeen bokk mais da ngeen am ay soxla am ay yitte comme tout le monde et dorénavant loolu aussi di ngeen nekkee suñu ay naataangoo jigéen ñun noonu lañ leen di jàppee homme de tenue ñu ngi leen di sargal dañ leen di bàyyi ak seen i tenue waaye yéen solu leen tenue yéen ñoo bokk tey baas ñoo bokk marinière ñoo bokk roquette kon nag ñu bokk àndandoor main dans la main ñu liggéey boo xam ne dinañu mën a indi suñu contribution ci lépp loo xam ne mën na jëmale suñu gox kanam maa ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm suñu responsable yi parce que Julia Niang dafa def li mu war a def ndax dafa nekk ci liste bi au même titre que Nini Diouf au même titre que Awa au même titre que Anta Sine au même titre que Ndeye Maguette ak man mi kon loolu yëpp ñi ngi gërëm responsable yëpp di leen sant ci leen wax ne le travail continue boo leen delloo ci yeneen épouses yi na ngeen gën a sensibiliser ñëpp pour que ñu àndandoor jëm ndam li au soir du 23 janvier. ba tey ci dibéer bile moom Zahra Iyane Thiam daal dina wëyal ab doxu nemmeekoom dem ba fi nga xamante ni rek moom la ñuy woowee Baraka bi mu fa demee nag tertu bu rëy la ko ñafaree ca gox ba daal di dalalee ñoom itamit ñu yëkkati ci seen kàddu di xamle mbébét bi ñu am ci seen diggante ak seen candidat bi. maa ngi wax population Baraka première phase bi macha allah man na deuxième phase bi ñu ngi nii président Macky Sall keroog conseil des ministres bi fi madame Houdt Henriette Hoven di ñëw di yónni doomam Claudia président Macky Sall dafa woo Zahra Iyane Thiam boole ko ak Claudia ne ko dama bëgg nga nekkal ma fa Barak ba liggéey yi mu fay liggéey yëpp àgg gis ngeen actuellement nii accéléré liggéey bi te moom mii moo servi d'interface dox suñu diggante ak le président de la république kon bu ñëwee bërki démb na moom mooy ndeyu Barak indi fi teraanga yu bari indi fi ay cin ay bool ay leget ay lépp tout kon nag madame le maire ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm déglu leen bu baax nga wax leen buñ ko fàttee spécimen bi ñëpp xàmmee nañ ko jël dugal ko bu ñu paree woon ba di ko xool bu Diouf Sarr dugal ko buñ ko dugalee spécimen baa ngi nii na ko ñëpp xool jàkk bu leen ko piis bii ngeen di dugal waa Baraka xool leen ni mu dugal xool leen immeuble yi bii la parce que immeuble yi c'est grâce à Macky Sall immobilier yi ñëw c'est grâce à Macky Sall liggéeyu ndaw yi ñëw c'est grâce à Macky Sall te ñu dey bir nañu ne bis boo yéegee chômage moom dootu fi am kooku moom dafa leer parce que tamit dañoo ànd ak ku jara àndal muy président Macky Sall nga nekk ndawam teewal ko Sicap Liberté kon encore une fois fa lay receler kàddu yi bu ñu kenn gën a gore métti woon na fi de daan toog muy taw di taw ngay fanaanee xoole ba bëset ñu xëy dem jàngi école loolu amatul ñun ñëpp fi lañ jóge jàng am bac bay def doctorat kon sant yàlla alhamdulilahi rabbil alamin donc madame le maire des Sicap Liberté Zahra Iyane Thiam ñu ngi lay sant di la gërëm di joxante rendez-vous à la mairie des Sicap Liberté au soir du 23 janvier 2022. Macky Sall kum fi yabal dañ koy téye ndax grâce à Macky Sall dañu nekkoon foo xamante ne day senn macha allah léegi ñu ngi yéeg ba ci kaw di xool ci suuf loolu rek foor na waaw kon nag Macky kum fi yabal dañuy topp ci ginnaawam yow la ñuy sendir suñu carte incha allah yow yaa fi nekk merci beaucoup maa ngi leen di gërëm coordinatrice vraiment di gërëm ko mu sengoo tan day baaxu yéen ñëpp vraiment kontaan nañ si yéen waa Barak kontaan nañ si yéen ndax mënoon nañu organiser ngeen bañ a ñëw moom mu ngi fii xawaa mu ngi fii vraiment organisation bi jaar na yoon kontaan nañ. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ak délégation Benno Bokk Yaakaar bi fi nekk di nuyu Oumy Senghor di nuyu suñu sœur Mame Diarra ak Badiane ñu ngi leen di nuyu. population Baraka defe naa lii njukkeel la rek ndax dañu nekk naam ci campagne ku ne dina dugg ku ne dina diggee mais da ngeen di xool ñiy diggee ban
considération la ñu am ci yéen te yaakaar naa madame le ministre bu ñu nee Sicap ki mu dugal ci biir xolam mooy waa Baraka kon njukkeel loolu da ngeen ko war a delloo ba mu mag sëkk wute naag ñiy ñëw Baraka ne dañoo bëgg a diriger commune bi di leen xoxatal naka ngay bëgg a diriger ay nit ñëw di leen jaay doole kon da ngeen di moytu xool ki leen sopp ngeen sopp ko ki leen teg place ngeen teg ko place dañuy wax tout à l'heure président Macky Sall li mu def Baraka kooku bu ñëwee am lu mu leen ji daal di tànn ci commune bi ne kii mooy sama ndaw kii laa bëgg ñu teg ko ci boppu mairie bi defe naa boo leen amee njukkeel boo leen amee reconnaissance boo leen di delloo président Macky Sall mooy kii mu fi teg ngeen jàppal ko ko ak fukki loxo donc ñu ngi leen di woo bu leen kenn nax ñooñu di leen foog xoxatal teg leen fële am leen seen fulla xam ne ki leen jox añ jox leen ndekki bu leen nee di ngeen reer ngeen war ko gëm jeunesse bi tout à l'heure ñi doon way dafa am message yu am solo yu ñu dugal seen biir son bi ku ci def attention xam ne lii lu daw yaram la te c'est une réalité boo xam ne dañ koy dund ndax dañoo am ay rak am ay dëkkandoo ñu jàng am seen ay diplôme bëgg a liggéey mu tëleen mais tey madame la ministre defe naa am na ay relation yoo xam ne xaj na nga diplômé peut-être amuloo yenn formation yi wala amoo yenn qualification yi pour nga am liggéey du yomb tey ay formation professionnelle mi ngi fi te ministre la nekk ci gouvernement donc buñ ko gënee dooleel formation professionnelle yooyu yaakaar naa madame la ministre war nga ko mën a jël ñëw dimbali si jeunesse su Sicap ñu ku ne am métier malgré leur diplôme qu'ils ont ba dina leen permettre à ce que ñu am ci lu ñu jàpp am si lu ñu mën a suqalikoo vraiment wax ji fii laa koy yemale di leen wax ne rek waa Baraka jàpp leen ko boo leen ko jàppee jàpp gor boo leen ko jàppee jàpp ku bëgg Sicap Liberté boo leen ko jàppee jàpp ku bëgg a liggéeyal waa Sicap maa ngi sant di gërëm merci beaucoup. ginnaaw seeni ay kàddu moom Zahra Iyane Thiam xamal na leen ni toq na ci nopp yu wóor te it dina def ba yaakaar bañ a tas. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di am mbégte lool teew fii tey. maa ngi nuyu imam Thierno Ba di ko sant di ko gërëm moom ak suñu papa Pa Sow may baral loxo délégué Sey ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan suñu borom dëgëral seen taxawaay bàyyi leen ci kanamu njaboot gi yéen ak suñu kilifa yi fi nekk yëpp lu yàgg lool ñoom Jaara ak Oumy Senghor wax nañ ko saa bu ma fii ñëw yéen a ngi suñu wet liggéey bi yéen a ngi ciy jàpp yéen a ngi ñuy ñaanal suba ngoon guddeeg bëccëg yéen a ngi ñuy dolli xel yéen a ngi ñuy wan yoon kon buñ leen gisee fii ngeen toog suñu wet duñu bett ndax da ngeen ñu boole ci njaboot gi yàlla na leen yàlla fay. may nuyu responsable yi nga xam ne ñoo jël tey kàddu ci seen tur yéen waa Barak. Oumy Senghor wax na Jaara Fay wax na Aïcha Bari wax na Sey wax na foog naa bàyyiwuma kenn ci ñi wax ñëpp lim naa leen Awa Baaxum Bàjjan wax na yéen ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm da ngeen wax ci turu Baraka waaye du wax rek ci turu Baraka ngeen di def yéen a ngi wax ci turu Baraka waaye yéen a ngi jëf ci turu Baraka ma bëgg ngeen tàccu leen ndax ñoom ñii ma lim ak ñeneen ñoo xam ne xawma leen te ñu ne fii ci biir jotaay bi ndax groupement jigéen ñi bari nañu groupement ndaw yi bari nañu maanaam ñi fi ne ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi bokk jàpp ci liggéey bi ñuy def takku nañu lool te xawma leen yéen yëpp yàlla na leen yàlla fay mais jàpp naa ne fay bi ngeen di xaar surtout mooy li président Macky Sall tàmbali fii biir Barak ñun ay ndawam bés bu ñu teewgee ci mairie bi ñu yeggali ko ma leen di indil nuyoo président Macky Sall ndax nee naa leen fii titre foncier bu président la ku fiy dugg rek da nga war a demander permission ndax yéen a ko waxal seen bopp président Macky Sall moo leen defal lu leen kenn defal te loolu mu def da ko war ndax moom mooy le père de la nation bu demee
ba ñu yàgg leen bëgg jëlee fii moom mu ñëw ne waxuma la jëlee sax waaye damay tabax ay immeuble yoo xam ne da ngeen ciy dugg dama ne gàcce gaalaama président bi ma fi ñëwee ñoom jaara dañuy waxtaan ak man di ma nettali fi ñu jaar moom nee na bi mu amee juróomi at la fi ñëw Oumy Senghor ne bi mu amee juróom-ñeenti at wóor na ma ne bëri na fii ñoo xam ne bi ñu nekkee tout tànk lañ fi ñëw ñun nag ñu bokk dëkk ak yéen biir Baraka xam ko lool jamono yiñ doon toog naan da ngeen fii jóge lu bëri jaar na ndax fii la ñu bokk dëkk ak yéen Baraka nag bokk ci Sicap Liberté nekk xolu Sicap Liberté tey képp koo xam ne am na looy yóotu biir Sicap Liberté te boole woo ci Baraka bu yeboo nga xam ne nga dem tëdd nelaw dooga xam nga lan moo tax ma jàpp ñoom jaara ñii di ñëw ndax nag commencé naa ci mbir ñu bari lenn rek a tax ma jàpp leen te ni ma leen jàppee jàpp naa ne yéen ñëpp noonu ngeen la ndax benn wan nañ ma ne benn say la bañ nañ ko ba ku fiy dugg si munoo xam ku ànd ak yow ak ku àndul ak yow ndax ñëppay wàcc teeru la nga sa gan jotaay bii tey bu fekkee ne ku xam dëgg Baraka la danaan fii gan dafa ñëw muy ganu jaara muy ganu Oumy Senghor muy ganu beneen jaara ku ñëw rek dañ koy teral ndax fii ñun ñëpp benn say lañ kon li tax ma jàpp ñoom jaara mooy dañu gëm seen bopp dañu gëm seen bopp dañu gëm yàlla ba pare doyloo seen bopp te jàpp naa ne ñoom noonu ñu mel noonu la yéen waa Baraka yi mel kon tey lii ma am nii te du tey laa fi door a ñëw ndax ñëw naa fi ñëwati fi délégué say mii mat na ma seede bi ñuy tàmbali di ñëw Baraka yàgg na ñu fiy wàññi benn lañ fi am benn lañ fi am ba tey ngeen ne ma li ëpp ci Baraka yow la ñu àndal loolu lenn rek a tax ma gëm ko comme da ngeen ne Baraka benn say la gëm naa ne say wi fenn rek la mën a xool ndax nag góor ca wax ja te góor rek la mën a doon te président Macky Sall mën a leen ko dendaleeg leneen te dafa am liggéey yu ñu dese war a defar ndax première phase bi pare na deuxième phase baa ngi ñëw mais particularité Baraka mooy jeunesse bi macha allah daf fi am te jeunesse boobu am nag dafa war a bokk ci perspective commune yi kon yéen jeunesse bi bu ngeen di tànn bu leen kenn tànnal leen seen bopp man tey jeunesse bi laay waxal ndax nit neewoon na day ñëw fii def naka sudul noonu da ngeen ko ni génn ci biti fii lu ñu neex moo fiy am kon li leen war a neex mooy lépp loo xam ne mën na dëgëral seen avenir mën na jëmale seen avenir kanam Ndeye Maguette Lo wax na ko Lamp Fouta jàpp naa ne message bi mu wax pour yéen ñëpp a tax mu wax ndax nee na xale yi boo leen joxul xëy boo leen joxul opportunité dinañu dem agressé mbaa ñu dem immigration te loolu du ñu leen neex kon nañu joxante loxo parce que ñoo bokk génération mais nañu joxante surtout loxo parce que ñun ñoo décidé ne kenn dootuñu liggéeyal suñu gox ku dul ñun ñooy futteeku nekk ci terrain liggéey loo xam ne danañ ci am formation liggéey loo xam ne dinañ ci am métier liggéey loo xam ne danañ ci mën a tedd suturloon suñuy waajur ndax ñoom li ñu waroon def nañ ko ba ñu toll fii kon le 23 janvier bu ngeen di tànn maire na ngeen tànn maire bu mel ni man na ngeen ma tànn na ngeen tànn seen yaay ndax keroog bi ma fi ñëwee dama ne Baraka ndeyele naa leen sama bopp te li tax ma wax loolu
dama gëm ne fii bu ñu jàppante doon benn say li ñu namm ci réew mi dina am ndax gox bu ne su taxawalee goxam Sénégal mooy jëm kanam te ñun amuñu feneen fudul Sénégal man sama wàllu bopp awma feneen fudul liberté te Baraka dafa bokk liberté nekk ci xolu liberté kon awma fenn fudul Baraka. li ma bëgg def nag man ak waa Benno Bokk Yaakaar yi ne fii yëpp may nuyu responsable yëpp kenn desul ñoom ñëpp ñëw nañ ba ci waa marché bi ñëw nañu ñoom Rose ak ñoom Astor ñoom ñëpp a ngi fi maa ngi leen di nuyu. Jaara dafa am ku ma yóbbante ci yéen du président Macky Sall de moom nuyoo la leen yóbbante ndax ku fiy ñëw rek day yóbbante nuyoo mais Abdoulaye Diouf Sarr daf ma yónni ci waa Baraka nee na pavage bi ngeen di xaar bés bu nekkee maire de Dakar day ñëw ndax am na lu bari loo xam ne fas yéene nañ ko def ci biir commune bi mën naa jàpp ne genn wàll gi ñun mën nañ débrouiller ak li ñu am mais li ëpp ci li ñu yéene askan bi bëgg ko def lu ci ëpp ci ville de Dakar lay jóge ndax ñoom ñoo ñu ëpp ressource kon tey li ñu namm root yëpp pour sotti ko suñu commune dinañu root genn wàll bi jóge fii waaye beneen genn wàll bi foog ñu rootee ji ko ville de Dakar te ville de Dakar nag suñu candidat c'est le ministre Abdoulaye Diouf Sarr kon bu keroog le 23 janvier bu ñuy voté ñaari yoon la ñuy voté am na vote commune bi fukki candidat la bu ngeen duggee ci bureau de vote bi jël fukki xob yëpp ba pare di ngeen ci gis xob bu mel nii boo leen nekkee ci bureau bi jël leen fukki xob yëpp ndax fukki candidat la waaye bu ñu xasee ba dugg ci mbañ gàcce bi dañu jël xob bu chocolat bi am bopp fas boo ko jëlee dugal ko ci enveloppe bi jël bakkenu enveloppe bi delloo ci tëj bu ko kole danga koy roof ci biir nga ñëw ci urne bi dugal ñu ne la jaaraatal pour fal ki nga xam ne moo war a dem ville de Dakar foofu juróom benn candidat moo am pour ville de Dakar boo leen jëlee juróom benn xob yëpp duggaat ci mbañ gàcce bi tànn bii mooy ban bii moo ban bii mooy bu baax bii moo ko yor bii mooy lijjanti suñuy soxla ci bii la ñu jàpp ngir njaboot ñu roofaat ko ci enveloppe demaat ba ci urne bi ne ko ci bëy bu ñu paree ba ñu wàññi xob yi délégué ba xob yi mel na nga ko bëggee woon téeméer ñeneen ñi junni ñun téeméer ñeneen ñi junni ñun su boobaa lenn rek mooy des mooy li ñu waxante askan bi ñu wàccoo ko ndax nag askan bi dafa am lu muy laaj wax rek pour am dem dañ ko war a bàyyi wala wax lu neex rek pour nit ñi voter la nga gañe fàtte leen dañ ko war a bàyyi moo tax ñun nee nañu bëgg nañu nekk maire boo xam ne askan bi bu ñu soxlaa gis ñu bu ñu bëggee wax soxlaa mën a ñëw gis ñu décidé nañ ne juróom benn weer yu ne dinañ def daje ak communauté yi dans le cadre de la mairie pour ñu weccante xalaat xool li ñu waxoon ne dañ koy wàccoonte ak askan bi fu ci toll décidé nañ aussi weer bu jot dinañu wàcc ci benn quartier wax ak nit ñi ndax liggéeyu mairie bi maire bi lu mu am yéene bu ci population yi bokkulee du dem kon na ngeen xam ne le 23 janvier incha allah bu ngeen votelee liste Benno Bokk Yaakaar Sicap Liberté voté liste Benno Bokk Yaakaar ville de Dakar na ngeen xam ne fasante ngeen ak kóllëre koo xam ne saa boo leen ko bëggee gis di ngeen ko gis te seeni yitte ak seeni soxla dana ca daw suba ngoon guddeeg bëccëg ñenn ñi nee nañ ma yow ministre nga kon am nga ndombo tànk ba pare boo amee maire bi wóor nañu ne du yow yaa fay toog
da ngay wut mairie bi gañe ko boo ko gañee ba pare dem indi ku la fa toogal pour mu liggéeyal loolu lañu wax. kon nag ma koy wax ci suñu kanamu imaam yu tedd yi ndax fii nag bërëbu ñaan la ku xam baraka ku ne xam ne bërëbu ñaan may ñaan ndax engagement dafa fort boo demee ba sàkku def dara na fekk nga gëm ko te boo ko gëmee ba pare nañ ko mën ndax mën ngaa gëm te doo mën ngaa mën aussi te doo gëm mais na fekk nga gëm ko mën ko kon mairie bii may sàkk incha allah bu ma askan bi tegee ci siis nañu xam ne maa fa naan denc toog liggéeyal kenn ndax bu njëkk dañ doon ne liste ngay voter bu njëkk code bi li mu doon def kenn xamul woon ban maire ngay fal da ngay gis ku ñëw jiite liste nga dawal ko fal ko bu ñu paree conseiller yëpp tëju ci ne génne keneen ne kii mooy maire ñu dindi loolu révision code électoral bi am ñu ne dorénavant donte liste la nit ñi di fal nañu xam ne ki jiite tête de liste majoritaire bi mooy doon maire kon léegi bu ñuy fal conseiller dañuy falaale maire kon population yow boo ñëwee ba taxaw laaj leen seen baat ba ñu wóolu la ba fal la bu ko tayle man de fas yéene wu ma ko tayle ndax li ma def kenn du ma ko maanaam sama engagement kenn du ma ko jëlal maa koy jëlal sama bopp te buñ ma wóolu waatee def ma ministre it danaa seet la may lijjanti li ma sombi moom danaa ko naan am na ñoo xam ne nag li ñu sombi duñ ko naan waaye man na leen wóor ne li ma sombi dinaa ko naan te bu ma ci amee seen soutien dinañ àndandoor def ko kon nag waa Baraka maa ngi leen di féliciter di leen encourager di gëm ne fii moom keroog bu xob yi génnee na ñëpp dem tëddi nelaw te sëy wax na ko borom caabi ji na ko pare na ko fokk ba mu set maa ngi ñëw jël suñu caabi ñu ànd dem ca commune ba maa ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf. ginnaaw bi ñu nemmeekuwee ay série de violence ci biir campagne bi jëwriñ bii di Zahra Iyane Thiam daal dina doxantu ba ci naataangoom candidat bi di Cheikh Ndiaye daal di nag séq ak ñoom ay waxtaan ngir rek ñu ñaax ñi nga xamante ni ñoo di seen ay partisans ñu amal campagne bi ci jàmm ak salaam muy xamle ni ndam li du génn benn yoon ci biir commune bii di Sicap Liberté.